course spend ngeen at yu bari ci politics in this country. Is it the most important election bi nga xam ne Gambian si mus nañ koo face? Honorable. Jërëjëf. Mun naa wax ne election bi nii is the most significant election boo xam ne Gambian si ñu ngi koo am. Te I will tell you why. Soo seetee election soo xam ne ñun doon xew from since bu First Republic bi under the former president Sir Dawda Jawara. Time boobu noonu democracy was not that advanced as it is now. ñun ñëpp xam ne loolu. Time boobu noonu dañ believe on the traditional thing of the Gambian life. Dañu respect kilifa bi li mu wax rek kenn warut a weddi. Understand nga, and the media was not as powerful as it is now. Loolu is one example boo xam ne election bi second republic boo xam ne it was under His Excellency President Yaya Jammeh. ñu bari dañ ko gise woon ne I mean the people were not as free as now. Understand nga, I mean partially dañ foogoon ne dañ amoon a partial democracy, militocracy. I'm sorry to say waaye nit ñi loolu leen believe on. So dangaa gis ne ñu bari duñ they were not free to express seen boppa ñu wax liñ bugg a wax ñu def liñ bugg a def si pour their participatory democracy boo xam ne moo fi nekkoon. Waaye léegi dangaa gis ne pandering with this thing now it's total freedom. Total I mean genuine democracy. Te yàlla may nañu leader boo xam ne is tolerant, he's ready to accept it. He's ready to practice it. Loolu moo tax election bi is very important. Okay. There is no political party nit koo xam ne Gambian boo xam ne dafa bugg a register léegi nii parti ñu block la ñu kale la. There is nobody koo xam ne dangaa bugg a wax dara ñu la déedéet NIA ñëw konkon sa neem o SIS ñëw konkon ñu ne warula wax nga lii. So loolu moo tax election bii nii is significant. Bii is really freedom of expression mu fi. Understand, freedom of association. There is nobody koo xam ne tey di nga doomi Gambian boo xam ne danga bugg a jógee ci beneen parti nga dem ci beneen parti ñu ne déedéet ñu dem jàppal. Even National Assembly soo buggee tey dangaa jaar nga dem ci beneen. Gambian ci mun nga nekk tey MPP nga dem beneen PPP nga jógee PPP mun nga dem NRP. So dangaa gis ne election bii nii is total freedom. Total genuine democracy moom la His Excellency President Adama Barrow indi nit ñi te lii leen bugga te ba pare he is very tolerant leader boo xam ne danga koo saaga nga dem nga nelew danga koo criticize nga dem nga reer nga dugga sa moto journaliste boo xam ne dangaa binda nga dem nga tëdda. So loolu moo tax élection bii ni dafa utee ak élection si yoo xam ne ñu ngi doon xew si Gambia bi yëpp ànd. Thank you very much, Uncle. ñu ne la bii moo nekk the most important elections ci life yi Gambia 2016 beneen election la woon ki fi nekkoon ñaar fukki at ak ñaar ñu génne ko through the ballot box ñu ne la bii moo nekk the most important elections. waaw ni ngeen ko waxee ak suma mbokk mi muy Seefu Mbaalo ni mu ko waxee yëpp benn la waaye wax ko ne ko buum tiit buum ragal indiwuma buum duma ko takk. waxtaan rek la buum ragal. so election bi pa du mosa am si history Gambia. Okay. Because benn ni mu ko waxee loolu moom am na Gambia yi dañ xeex bu métti pour dog mbuumiñ jaam bi si seen baat te loolu soog si nañ def nañ ko waaye nag seetal rek lu xew 2016 election bari na yur su laa toppa su dee ten la ñi si am voters card password ñaar ñetta waaye this year muy ndaw yu góor ñi muy ndaw yu jigéen ñi dañ génn am voters card tey da nga gis ne this year réew mi géew bi dafa gën a yaatu seetlu ko rek bi Yaya Jammeh coup d'état toog fii mu ban political party ñett main political party yi fi nekkoon def leen ban UDP sosu ak NRP ni NRP sosoo ñun ñëpp xam nañ ko waaye after ñaar fukki at ak ñaar ñaata political party nga gis mu toppasi lu dul Mai Fatty ak Henry Gomez waaye seetal rek si ñeneenti at ñaata political party nga am xam nga ne bon géew gi yaatu na fi mu nekk nii géew gi yaatu na géew gu ubbeeku na léegi nag
ñëpp a ngi naan mana soo élection bi du musa am élection bu mel ni si history Gambia si dëgga because wax dëggaane yàlla fi mu nekk ni lu waaye def yaa ko tey kenn du ne dañ ma tiital kenn du ne dañ ma dóor kenn du ne dañ ma tëj lu waaye def yaa ko tey waaye nag nañ gën a ubbeeku gën a yaatal géew gi gën a xajal nit ñi waaye nag ñu lal ko si benn mbir am na loo fi wax muy lu am solo lu ñëpp war a téye commencé ko moom ma dénk ko moom mooy muy Seeku Mbaalo moom mi nga xam ne advice la ti si suma raka politique bi nañ ko rafetal te ñoom ñoo ko mën a rafetal suñ ko rafetalee mu rafet suñ ko ñaawalee mu ñaaw te dara waru fee ñaaw ñu ni neen la nañ xalaat ne démba ñun ñoo bokkoon ndey bokka baay bon tey lana war a tax ñuuroo bee ñaaroo bi lana ko war a caali rek la waaye du dara ndax tey yow la ëllëg sa morom dañ na àddina poti ndaal la dangay naan jox sa morom mu naan waaye kenn su ne man rek maay naan du possible loolu du sotti te Gambia passé nañ foofu te am na lu ñoo wax ndax sa bopp la saa daaw da fanweeri at la fi def Yaya Jammeh def na fi ñaar fukki at ku ne diw dina fi def fukki at dangay nax sa boppa konte boo gis ci benn la moo commencé ok konte boo gis ci benn la moo commencé so pour rek understand the basics ku nekk rek after every question am nga 4 minutes pour dilate on it loolu ñu ngi leen koo bàyyiloo xel bu baax a baax ñu starté with honorable Seeku Mbaalo honorable ñu ne lan moo tax Gambian si war a votalaat président Adama Barrow pa jërëjëf the reason why Gambian si dañu war a votal Adama Barrow are as follows. Number 1 président Adama Barrow nangul na Gambian si ñi nga xam ne reason boobu moo tax ñu elect ko mooy mu jox nit ñi freedom loolu Gambian si tey am nañ ko. Number 2 Gambian si dañ ko votal pour mu indi nit ñi genuine démocratie mooy mel ni oncle Falan li mu wax ni tey Gambian si dañ free pour practice seen democratization process bi mooy parti ku bugga soo buggul parti su fi nekka you have the right elect nga jël sa forme si nga register loolu mu ngi fi dëkk bi tey loolu genuine démocratie indi na ko. Number 3 women's rights human rights loolu président Adama Barrow respect na ko def léegi fi mu nekk nii doo dégga waxoon naa ko si njëlbeen bi pour nit di ñëw rek man maay NIA ma ñëw rek konkon la yóbbu la mu question la de because sa rajo bi mu ngi announce mu ngi wax loo xam ne right président Adama Barrow eradicate na loolu tey jox na nit ñi total media freedom in this country. Radio station ci allow na foog naa up to 40 radio stations ñooy operate fii nii léegi even ñeneen ñi seen rajo yi seen waañ bi léegi even WhatsApp bi jigéen ñuy tooga domoda a Super Kanja ñoom tamit journaliste they are coming with freedom breaking news so loolu is an other reason boo xam ne again président Adama Barrow war nañ ko jox a second mandate pour mu continuer the third thing development process président Adama Barrow soo gisee nit ñu ngi laa elect worldwide soo gisee ñu am démocratie ñu nit ñi prefer the governance of democracy there is a reason bi mooy all the time you will come and ñu account sa liggéey bi mooy every 5 years su fekkee seen constitution bi 5 years la wax su fekkee ne yi nga xam ne constitution soo xam ne 4 years leen def mel ni America 4 years da ngaa return back to the people ñi nga xam ne ñoo la electoon to the electorate nga laaj leen again ñu laaj nga yow lan nga improve ban improvement nga def ban liggéey nga def te loolu président Adama Barrow proof na ko beyond reasonable doubt ci Gambian ci ne qualified na pour mu am a second mandate simply because projects yoo xam ne def na ko indi Gambia jarut joxloo xam naa doo ma jox time loolu jarut waaye nit ñi xam neen loolu si yoon yi ba pare ak bridges yi ak colleges yi nii ak hospitals yi nga xam ne ñu ngi leen a upgrade ak yeneen yi nga xam ne living conditions soo xam ne mu ngi fight very hard pour mu make sure ñu improve ko def na loolu so loolu moo tax di reason boo xam ne président Adama Barrow war nañ ko jox a second mandate pour mu rule this country. Thank you very much honorable ñu ñëw ci ki nga xam ne kooku mooy Uncle Falang Sonko moom nag ñu ngi laa bàyyiloo xel de moom mooy the regional chairman pour KMC pour UDP within the municipality
honorable Sehu Mballo nag mooy deputy youth advisor ci président Adama Barrow so fantastic mix ñu ne nag waaye ñu war a jox UDP suñ doole pour ñu govern this country. anyway benn mooy li gën a am solo mooy ne réew mi def ñu jaral suñ bakkan mu jaral ñu lu ne te soxlawuñ bu yi askan bi dañ soxla rek lu yóbbu askan bi kanam waaye lu suma naataango bi wax fii daw na suma yaram trop moom su ne war nañoo jox waa oncle dinañ ñëw si moom waaye yow lan moo tax ñu war a votal UDP lu tax war a tax ñu votal UDP mooy ne UDP dañ bëgg a réew mi si seen xol ñu jëfee ko ñu liggéey ko ñaar fukki at ak ñaar dóoral jàppal tëjal dàqal moom mu daw dem ñun ñu bañ a daw toog fii di xeex ba alhamdulilah rabbil alamin lu ñoo xeex ñu jox si moo tax moom bu mun a ñib si benn ñaareel bi ñun duñ fayee alali askan bi ñun dañoo daan suñ doole du dundee suñ ñàkk waaye soo seetloo tey xale yi li ñoo jooy ñàkk am xëy loolu concerne la ku nekk jéemuñ seen adresse dara tey soo demee si suñ marché sa yaram daw xëy na moom alhamdulilah yëgu ko waaye tey ñaari juróomi jën ñeneenti jën ñu ne la $500 te du sax jën boo xam ne mun naa fajal nit soxla yi jën yu ndaw juróomi jën ñu ne la $500 ku teg si kuy joxe $200 dépasse nooy dundee maalo baa ngi gën a seer diwlin baa ngi gën a seer dunda baa ngi gën a seer faju amut soo demee si lopitaan yi garab amut nit ñaa ngee matu suñoo matu ñaata jigéen a fi dee suñoo matu di last one bi am ñu ngee opéré laay dem off mu ñàkk bakkanam muy toog di xalaat ne Gambia jox ko second chance la hawlillah amin dañ ne lu yóbbu askan bi kanam waaye waxuñ lu yóbbu kenn nit kanam o lu yóbbu benn i groupe kanam dañ ne lu yóbbu askan bi kanam bon nag soxla askan bi moo war a nekk suñ soxla ñun ñëpp man ak moom ak keneen nañ xalaat askan bi nañ xalaat ñi nga xam ne ñu ngi daan seen doole amuñ dara pas seetal rek tee lu xew si jamono gi li gën a métti looy fayeeku salaire yëpp mu ngi am si paas looy fayeeku salaire yëpp mu ngi am si paas bu nga la dem file Tabokoto dinañ la fayeeku ñetti paas dinañ la ebe Westfield wàccee la Churchill South ebe la Churchill South wàccee la Latrikunda ebe la Latrikunda wàccee la Tabokoto ñetti paas loolu fuñ jëm fu réew mi jëm nga toll fii di xalaat ne nañ ko jox second chance xanaa duñ suñ buggee dee. ok well and good honorable Sehu Mballo ñu delluwaat ci yow Uncle Falang Sonko made na mention of issues ne UDP sacrifice nañ maanaam dañ bugg a réew mi loolu waral ñeena ci ñoom dem ci kaso ya ak yu demee noonu damuñ fen made na mention tamit of ne ñoom duñ yaaxa taxpayers money ba pare seeraay marché bi daal ñoom dinañ fight mu génn ak problème si hospital si ok honorable ñu ne ndax lii yëpp there are genuine reasons pour ñu vote the UDP in Panderi waxal suma counterpart bi Uncle Falang xëy na moom xamut waaye mention na fii ne ñun daw neen dem neen Amérique waaye maa ngi koo yëgal ne soo gisee UDP so bàyyi for 22 years ñu nekk indi diaspora ñu génnoon na ñun ñooy di force di founders ma wax yëgal ko su xamut ñun ñooy di founders of UDP ñun leen njëkkaa jàppa ñun ñoo njëkkaa taxawal UDP election ñun ñëw génn soowee daago ci problème su bari bi pare tamit ñoom from famille fida so moom singul ñaati yàlla na turu doy yàlla bugguma fi reveal lot of things waaye ñun ñoo amee woon ñun ñu nekk in diaspora ñun ñoo amee woon even lekka yu bari fii nii indi gam ñu nekk UDP ak seen doomi seen school fees yàlla na turu doy yàlla ma ñu ji amee receipt waaye loolu nit doomi aadama julit doo wax dara ba pare nga dem soo gisee démocratie bi UDP mënoon a fonction dañ ñëwoon ba up to a time du amuñ liggéey sax ñoom ñëpp from Kemi Sène Jammeh Yaya Jammeh Ousainou Darboe Mariama Denson everybody Amadou Sané they were jobless they were totally depending on people ñi nga xam ne ñoo nekk ñu mel ni Sewu Mbaalo ñu mel ni Wassa Diané ñu mel ni Fatou Kujabu ku mel ni Maymuna Cissé ku mel ni keneen ak keneen ñi nga xam ne ñoo dem outside di liggéey di support parti bi di fay seen electricity fii in Bokkul Street understand di def lu ne so ñoom suñ toogee gis nga lii moo tax nit ñi di wax ne UDP is a betrayal party. ok su fekkee ne
ñi nga xam ne ñoo leen amee ba tey seetee leen démonstration yi nga doon dégg fuñ jàppa fii ñu ñëw bàyyi suñu salaire bay gis dañoo taxaw United Nations ñu binda to the State Department ñu taxaw si seeda ñu wax ne Ousainou Darboe ñu bàyyi ko ñu wax ne diw ñu bàyyi ko ñu dem to the everywhere to the Security Council ñu make sure ne ñooñu tamit def pressure to the ECOWAS headquarters in New York ñu make sure ne pressure fii you have to leave these people so tey su fekkee ne ñoom de à catégorisation people ñi nga xam ne ñoo nekk foofu ñoo amee woon dëkk bi pour make sure ne ñu am voice ñu voiceless ñu amul fii voice ñu am voice tey I would call UDP a betrayal party ku mel ni Pa Nderi Mbaye liggéey bi ñu defee al Gambia bi nekkul fii de am na ñoo xam ne ñu ngi toog fii even quota defaluñ ko gis ko réew mi fii dafa jël xaalisam jël salariam kenn doxut ko xaalis benn buur doxut ko benn government doxut ko xaalis dafa liggéey su wàccee mu dem si rajo bi mu oo ñu nekk UDP mu jox leen a voice pour make sure ne jàppul leen fii coccowuñ leen fii ñi cocco sécurité ñi nga xam ne ñu ngi si armée bi xale yoo xam ne ñu ngi leen jàppa ñu voice ne bàyyi leen jox leen freedom tey su fekkee ne ñu si UDP waru ñoo amee réew mi number one UDP is not seeing the Gambia. Why? saa bu UDP real UDP man wax ñoom li ñoo wax mooy ñu leen jàppa liñ leen coot ñu leen arrest fii nii loolu du yóbbu réew. you have to président Mandela waxoon na ko in South Africa after bi mu jëlee over mu ne let us forgive we will not forgive. waaw ñu ne daal lu but UDP dafa mel nii ñoom dañ bugg a revenge to the Gambian people ñi nga xam ne te ñun ku mel nii man amul anybody koo xam ne si ñoom li ma sofa na loolu si UDP jël naa suma xaalis taxaw naa élection sponsor naa ay nit by élection fi xewoon in Kombo East Lamin Adamo ñun ñoo ko sponsor ñun ñoo doon raise suñ fonds xaalis ñu sponsor yooyu yëpp tey soo gisee nit di taxaw di wax ne ñu nekk diaspora ñun ñoo amee woon parti bi fii nii doomi UDP yu bari ñu fa ñi nga xam ne ñu ngi outside ñu békkee up to today dañ war a gërëm ñooñu. ok Seydou Barrow sa 4 minutes bi jot na ñu dellu ci Falang Sonko it seems like Falang fire na a question and of course Seydou Barrow reply na ko ñu stick with the rules uncle Seydou Barrow dafa made mention of respect for democracy ne loolu am na in this government Seydou Barrow tam mention na development process wax na ne time du am sax pour ma bàyyi ko mu wax about li nga xam ne mooy yooni ak yu demee noonu ñu ne ndax lii nekkut good reason pour ñu delloowaat président Barrow ca place ba. waaw xam nga Seydou Mballo jeexal na wax bi. gis nga seen point ñoom. xuloo ak mer loolu du yóbbu réew kanam. te man li maa wax du ma dugg sax si loolu. defu fi dara li tax ñu di elek ko. because li ma la wax ku nekk def si teg sa but. xam nga lan mooy njëkka doomi aadama mooy ne nga tiil ko biiram su lekka yombee rek dem ak ñëw yomba na lu nekk yomba na waaye su lekka jafe rek lu nekk jafe na lekka jafe na jànga jafe na faju jafe na luñ fi amati te looloy doomi aadama sa wér-gu-yaram sa xam-xam sa biir ku xiif dina mun a def dara ku wéru dina mun a def dara ku amul xam-xam dina mun a def dara bon réew mi suux na suñ ne nañ ko jox second mandat naka lañ ko joxee mboolem kuy xalaat ku bugg a Gambia bugg a sa boppa bugg a sa ëllëg di nga xalaat pour jox ko second chance ñi bugg na pour seen poste seen personal interest ñoom dinañ wax ne nañ ko jox second chance waaye genuine Gambia doo ko xalaat sax fi mu nekk ne ana ban civil servant moo mun a dunda out of his salary amut ñëpp a ngee raba luwaas bu seer am na ñoo xam ne seen salary luwaas rek jeexal na ko bon ñii luwaas ñoom xam nañ si dara seen salary luwaas jeexal na ko seen salary paas jeexal na ko ana seen dunda ana seen pay school fees ana seen njaboot man mii wax ak yow nii suma doom kenn ku nekk $100 laa laa jox pour paas nga dem school soo amee ñeneen ci doom ñuy dem jànga school every day $400 loolu def di caaxaan fu ñu ko jëlee mu ne second tap léegi Gambia ngi nii réew baa ngi nii nit ñaa ngi nii wax naa la ne ndax mënatu fee amatu lu waaye def la neex waaye nag démba xam nga honorable Sall wax na ko fi néegi leer a ngi nii ak néegi xam-xam ak néegi mucca néegi toroxtaañee nit ñi nii ak néegi réer ak néegi ñàkk léegi nag Gambia disaat bala leen gi nag waaw na Gambia nii disaat bala leen dinañ jël
2 minutes because this is not 1 minute nañ la yokkalaat beneen 1 minute pour nga answer this question Seydou Mballo raise na fi ne UDP ñu ngee jooy rek ne ñun leen fi tëjoon ak fi demee noonu waaye ñu ne am na ñi nga xam ne tëjoon nañ leen fi waaye they are not making noise xam nga paa si laa bokka ak si lañ bokka dafa uute jël responsabilité ak ànd ak nit ñi nag dafa uute moom li mu doon wax yépp ñun tudda ñëpp ne dañ dem UDP suma kanam la te ñun ñoo leen yóbbu ñun ñoo leen yóbbu ñu si bari ñun ñoo leen yóbbu ñu ma wax yépp ñun ñoo leen yóbbu waaw loolu moom waaye loolu moom war nañoo tontuwante rek te duñ saaga wante please waaw ok léegi oncle ñu ne yéen a ngeen jooy ne yéen leen fi tëj yéen leen fi def lii yéen leen fi def lee waaye ñu ne am na ñu nga xam ne tëjoon nañ leen fi sonna nañ they were move si they were politically motivated waaye mais duñ sax mention of it waaw xam nga paa ñu ne ñoo ñu ngi toog seen koona kon ne def seen liggéey waaw paa nekkuñ di jooy ci loolu paa dafa am loo xam ne suul jëf baaxul ok seetal rek ñiñ tëj kana fa nekk ku ñoo def ministre kana fa nekk ku ñoo def even MP ñooñu diisa nit ñoo xam ne dañ jël bugg a seen réew bugg a réew mi dem kanam li fi nekkoon lañ fi bugg a génne te utuñ si dara ok and that's the reality ok waaye seetal ñoo xam ne dañ daaw dem Amérique bi change si Amérique du dañ ñëw fii ut si liggéey ana ñuy tëj kenn nga gis ñu jox ko liggéey waaye looya daaw am na liggéey waxuñ looya daaw soo gisee ñu tëj ko ñun ñoo tax ñu tëj ko te ñun bi ñoo génn taaguñ kenn te xamoon nañ lu ñoo xaar because man dañ ne ma man lam marom solo sanden suñ dof loo ba dugga NIA duñ fa génnaat waaye dugaat nañ fa because of bugga Gambia moo tax ñu dugga fa waaye yoo xam nga ku ma xam man si business rek nga la ma xam mu ngi ni waaw oncle ñu ne ndax UDP si business rek lañ ma xam oncle ñu ne ndax UDP seen dem kaso bi la gars yi di politique di ko jooyee def ko cry business anywhere rek ñu ñee jooy ci loolu ñu ne honorable Halifa Sallah am nañ fi gàllankoor ba sonn waaye hardly ñu nga dégga ñu mention ko lot of Gambian sax xamuñ ko ñu ne lan moo waral jooy bu métti bi paa ñaar fukki at ak ñaar ñun ñoo dóor ñun ñoo tëj ñun ñoo tiital ñun ñoo def lu nekk ñu jàpp bañ a bàyyi ñu ne ko mu neex la mu naxari la dinañ la fi génne ok loolu la kum doyul dara du la doyati ok ñu ñëw nag ci honorable Seifou Mballo because of jël nañu 1 minute add ko ci 4 minutes am yotoon nañ la jox 5 minutes starting from 07:44 la moo start Falong Sonko oncle made na mention of réew mi dafa seer made na mention of healthcare system bi doxut made na mention of education bi doxut du Fala noonu la waaw good léegi honorable Seifou Mballo ak pass transportation ak luwaas bu seer yooyu foog naa déggal nga ko waaw you come closer to the mic nga answer questions yooyu ok jërëjëf oncle Fala Falang li moo wax nii moom xëy na he is not familiar with the world market Gambia is not excluded in the world market what is happening on the prices of commodities loo xam ne mu ngi affect yeneen other countries yi fu mu jaar mu affect Gambia dafa mel ni disease or virus su fekkee ne am na break away in other countries Gambia nañ expect let them be prepared gis nga COVID-19 bi du China la starté dafa egsi fii so gi ngaa gis economic problem bu moo wax na xam ne loolu is not only Gambia it's worldwide ñooñu ñoo control market bi su fekkee ne price sugar egg na man nañ ko rek just brief man jamaa brief rek su price sugar su eggee in America or in Thailand or other countries nañ expect le dina egg fii price maalo su eggee foofu noonu tamit dina egg fii nii so la xam loolu isan su fekkee ne egg na dina egg fii su wàcce dina wàcca fii nii mu xam loolu Gambia is nekkul ne we are not an independent country boo xam ne an island ñu ñëw amal suñu boppa essence bi fii dañ ko méekee suga xam nga UDP is not in government bete ñoom I think ne dañ war a I think they should be educated on how governance work and with the international with the international standard réew doo jékki-jékki rek nga ne yow li ma bugga man lii laay def rek saaku maalo 150 nga jàppa foofu you are also a member of the international community check prices yi they come here understand ok ma ñëw si affaire hospital si dañ
gars yi dañ Gambian si gërëm leen président Adama Barrow because of healthcare sector seetal COVID-19. ok COVID-19 seetal dee am na dëkk yoo xam ne containers dead body si dañ leen doon def si containers dañ ñu ci Sénégal next door fii nii ñu ñëpp gis ne lu fa nekk président Adama Barrow ak and our able minister of health Amat Samate dañ leen war a gërëm trop. They did a wonderful job pour make sure ñu control nekkul ne rek dañ control li at least ñu minimize the casualties boo xam ne moom la doon aduna bi doon anticipate pour a small country a poor country like Gambia waaye dañ try tamit ñu make sure ne sax ñu dimbale ñi nga xam ne ñu néew doole suga xaalis musuñ ko joxe fii indi Gambia in the history of Gambia fii ni governance man musuma dégg government buy tuusee xaalis why it's under President Adama Barrow si COVID being because of he is committed to elevate the poverty of Gambians and the suffering of Gambians. China under his leadership, Johena Halis, Johena Sukur, Johena Maro. Okay. So value education, my legal for right now, Hale yo hamne Gambia government ñu leen just scholarship outside is more than 85 almost more than 80 students who they are on scholarship outside on different categories of education. The Gambia bi tamit ñu ngi am foofu ñoo xam ne they are on the scholarship. Ba pare tamit ñu ngi sampa school gis neen Basse High School Basse College bi under President Adama Barrow. Health sector bi ma demaat ci tuuti du yaaga Bantam Hospital start na foofu a nursing school bi dinañ ko sampa yoo xam ne nurses yi nekkul ne fii rek you can also go there and graduate under nursing just like the teaching college hospital in Basse di nga nekk foofu nga dem jànga ci college bi nga nekk teacher throughout pande bi foog naa ne lii la ñoo def li moo wax ni affaire poverty luwaat nga dem in London nga dem in Germany and di nga gis homeless people. There are homeless people in the United States. There are homeless people in Germany, France, Swiss, Spain. So Loro is not the question. This is not President Adama Barrow do mona defini a welfare state. For me one day, everybody free housing, everybody free food, everybody free. He can do it. In a superpowers countries, definitely. How can we do that? UDP 9 nini linga hamne is possible. You cannot just give people cheap propaganda. UDP then they can come up with cheap propaganda. Ne definitely loi serna, parti taxi serna. Do you why dolen muna explain aduna bi yep deka nangam li free passage mo fa neka. Senegal nini duñ fake pass. Or li Senegal malo duñ ko de jenda. Why they come here ñu wax give nit ñi ci propaganda ñun xam ne Gambian ci léegi they know what is happening worldwide. doo leen mun a naa fànne. Honorable ñu ne ndax dinañ la yokkalaat 4 minutes then ñu dem si oncle jox ko 4 minutes sambi ñu ne ndax oncle of course Covid am na but again is it ne Covid am na moo tax price yi war a yokkeeku ñu ne ndax government waruñoo am plan B and again luwaas bi seet na ñu ne luwaas bi tam mënuñoo seet a solution to it rather than di wax ne homeless am na in America homeless am na in Swiss ak yu demee noonu plan B maybe pour ñuy cultivate lu ñoo lekk at least. I mean, finally, these are among the reasons important reasons President Adama Barrow deserve a second mandate. Because Lim start me to continue. The government is thinking of building shelters for the elderly. That is that right now. I mean, people are anticipating, thinking about that. People are thinking, you build I mean, you build estates so they cannot afford. They can live in those apartments. Be pare ñu defal leen tuuti mel ni social security they will pay nga xam ne tuuti I mean nga xam ne dafa commemorate with their salary their wages as they are earning. Government mu ngi is thinking about that. So yi nga gis wax ne moo wax affaire Covid I mean pandemic Covid bi soo gisee ñu ko mention Covid bi ñu ñëpp gis neen disaster bi mu cause worldwide. ndax ñu ne government amutoon plan B. There was
if you say government amutoon plan B lii ndax plan bi moo nekkoon pour joxe sukuri ak maalo rek déedéet li ma laa wax nii mooy it's a worldwide problem boo xam ne xanaa daga nit ñi kon America amutoon plan B ok lii dafa surprise everybody America moo gën a am hospital moo gën a am doctors moo gën a am xaalis waaye xanaa lu fa dee thousand ñu doon dee ñu leen fa xanaa kon America xanaa kon France xanaa kon India amuñ plan B yi nga xam ne affect na foofu pas a simple logic lii is simple logic lu mën a affect dëkk yoo xam ne they have more planners they have more stronger economy ñooñu fekkee ne loolu xam fa na seen économie bi distom na leen why not Gambia nga xam ne suma la continue of course this was never expected the COVID-19 was never expected. Okay, it was never expected. Uncle, mention UDP they are into cheap propaganda business. Maanaam dañoo nekk di raise ay issues waaye duñ ci indi solution loo am pour wax ci loolu. suñ 5-point plan bi moom kay li fi nekk rek mooy ne wax lu la neex waaye gis nga UDP luy liggéey ñun mënuñoo joxe excuse ba pare li ma wax nii maalo bi mu wax ne moom lañ joxe xaalis bi fan la jógee taxpayers moo li nga jël jox ko nii loolu jartal na moo di suñ xaalis nga jox bi ko jar na ndamoo waaye li ñoo wax mooy ne yow si sa boppa óor la ne Covid bi xaalis bi fi dugga ministre bi si boppam taxaw na out of desperation ne corruption moom si département na mënul si dara te UDP dañ ne zero tolerance for corruption duñ ko compromise yow sa boppa wi gi des nga fii ne agriculture minister fatalaay sa ñu ne sàcca nañ ko ñu ne kana involve ñu ne agriculture minister mu ne tekkaaral waxuñ si dara recently jàpp na ñaari trop nakalaati suma oon dëkka kerewaat ki ko jàppee mu ne moom ministre moo ko jaay loo dégga si loolu ba pare xaalis si askan bi leen jël subsidise fertilizer bi ba pare ay nit di ko jël di ko jaay waxuñ si dara dama ne jéem télé ba dara ñëw si soo jéemee nga télé bàyyil waaye du ñu indil excuse naan ñu ngi waxtaani Gambia moom mu maa indil Amérique tukki na Amérique gis na li nekk Amérique seetal rek fan yi luy xew dëkk bi amul yoon bokk na si li tax suñ développement bi gën a yéex maa ngi koy yóbbante si suma rakka moom mi mu jóg si wax si soo demee right now traffic light opposite gas station bi ñu ngi fa wërale korge te xam naa ne dañ fa bëgg a sampa dara moom war naa gis Amérique yoon yu fa nekk amuñ benn yoon si dëkk bi li gën a mettil dëkk bi mooy yoon amul Westfield Mandina baax foo leen la waroon a nekk mu nekk foofu la nga tax mënuñ koo def because of nit ñi dañ sampa si kaw yoon fële tamit nga ñu xam ne foofu lañ yaakaar ñu ngi xalaat ne in future OIC baa ngi nii xam nga ko dañ naka dugga si yenn kër ne dañ leen war a daane benn tey mënuñ koo def ngay alaaw ñuy fensaat ci boori yoon bi ne dañ faa tabax lan lañ faa tabax doo xalaat in 10 years to come dëkk bi fan la ñoo jëm suñu amul yoon jaay nañ suñ bàmmeel yi jaay nañ suñ tan yi ñu ngee jaay fu nekk prox ndoolu boo gis ñu jaay ko réew dina dox si ñella xam nga li olof yi di wax ñella dëkki kaw lañ ko xamee waaye teeru benn yoon amul naka la ñoo dem dëkk bi fi ñoo jublu jéem télé ba dara new si suñ jéemee mënuñ nañ bàyyi yëf yi xam-xam la nañ wax situation yi dëkk bi Jawara def na fi 30 years luwaas yaa ngay fay seen dëkk fi nga dëkkoon noonu single room $15 room and palo $25 time boobu seetal duna bi nu mel nu salary bi mel waaye kenn ku nekk yaa ngi live comfortably out of your salary waaye tey ni salary bi mel sa salary yoon nakalaati luwaas ak paas moo ko jeexal dunda ñëwagul dunda moom waxuñ ko sax fi nekk ne a very simple servant kana mun a dunda out of your salary amut. ok léegi ñu ñëw si something very important because some people ñu ngi make mention of the freight prices bokk na ci lu gën a increase li nga xam ne loolu moom mooy the prices but again ñu ne UDP lan lañ defal dëkk bi oncle very important question. ñu UDP lan lañ defal dëkk bi. pas UDP liñ defal dëkk bi bari nag yow sa boppa weakness loo suma jarbaat bi ñaata booxool la gasal nit ñi te toog jotaguñ si nguur UDP ñaata booxool lañ gas te jotaguñ si nguur. UDP mosuñoo promise fii duñ koy yëbaale comme ni koy ñeneen ñi di yëbaale dañoo liggéey hand over leen ko dox suñ dox and that's the reality ñu ngee sampal lopitaan
ñu ngi sampa juba soo demee ñooñu ajatu ku jàll mu ngi fa am projet boo xam ne ñu ngi sampa l'hôpital mu ngi sampa madarasa ñaata booxool la fa gas Yakuma Jeete ñaata booxool la gas ñoom keneen noonu ñaata booxool la gas waaye duñ ko yëbaane te amuleen si soxla yi waaye ñun li ñoo defar réew mi ba pare ñun rek ñooy parti boo xam ne dañ sacrifice suñu laaj pour réew mi ba pare luñ tuuti lu ñu am ñu ngi koo séddoo waa réew mi ba pare dañ bugg a jub jub rek lañ bugga waaye suñ buggoon man su ma buggoon a jegeñ Barrow ñii ñëpp a ngi nii maa ko gën a jegeñ dañ anybody xam na li ma mun xam na li ma daj waaye la tax mënumaa dem ak moom mooy ne principle nit ki man dama am principle su ma kàddu moo ma gënal lu ne yoo xam nga fi ma cosaanoo wéy ju rafet moo ñu gënal lu ne. Uncle thank you very much honorable Sehu Malo ñu ñëw ci yow honorable ñu ne well UDP have been around for a long time ñu ne ndax duñ leen jox credit for that they have been around for a long time dégg nga oncle lu mu wax tëj nañ leen dóor nañ leen dem nañ kaso ñu ne ndax jamono jotut because dañ dee dégg woykat yi di wax ni daa wala juloo joo so ndax ñu ne jamono boobu jotut Panderi and again ñu ne ndax UDP mun nañoo jooj gars yi based on time bu guys spend in government because xam ne ne UDP have been part of the government bu coalition bi dooree dañu ne war nañoo jooj UDP based on the time bu guys spend in government ndax ñu ne mun nañoo wax ne ok UDP spending this time in government nañ joojee gars yi through that Panderi gis nga UDP is good to be good in opposition loolu proof nañ seen boppam UDP party is good to be in opposition while they are not good in governing fan leen ko prouvé I'll give you the proof mooy time bi ñu joxee gars yi Uncle Falang li ñu wax ni affaire joxuñ leen ñoom sofaneen joxuñ leen lifin nit ñi ñëw neen fii leen Joe Dabo Ministry of Foreign Affairs mu fail Gambians dafa fail Gambians he cannot tell you anything boo xam ne defal na ko Gambians jox neen ko vice président fii si réew mi foog naa position bi foofu la next to the president chair lan la def xanaa fail na Gambians ñuy fail Joe Amadou Sane ministre of naka la tuddaati economic affairs moom moo nekkoon foofu noonu lan la def finance and economic affairs ñoom ñaar la that ministry bi mu dem in fact they were attempting parliamentarians yi ñoo ko waate man nekkuma fa Uncle Fala nekku fa parliamentarians yu nekk foofu they were trying to block yi nga xam ne programmes project yoo xam ne dañ war a Gambians dañ leen war a benefit UDP officials in government we are trying to suppress loolu so they are very bad in governing I would not advise Gambian pour ñu jox UDP governance nañ leen they are very good in opposition because soo saatee dina wane Seewu Mbaalo saxaat na understand soo lekkee mbaxal dinañ try ñu seet Seewu Mbaalo lekk na mbaxal loolu they are good in that pour waaye ñu indi a good idea pour improve the living conditions of Gambians they are very poor they are perform very poor performance suñ nekkee in governance yaa ngi ma bëggoon ne UDP dañ doon undermine the government undermine that's correct waaye ñoo naka la gars yi di undermine government bi nga xam ne ñoom ñu ngi si ñoom loolu musuda ñoom rek ñoo performé loolu they are the only government boo xam ne ñu ngi am parliamentarians loolu moo tax ñu am difference with those ñoom patriotic parliamentarians ba ñu expel them from the party ñooñu they were disagreement with that ñu ne leen ñun people nit ñi ñoo la ñu elect indi ñu si parliament bi National Assembly we cannot suppress projects yoo xam ne ñu ngi fi for the Gambian people lii moo indi difference bi ñu expel leen da nga musa dégg 9 National Assembly members 8 to 9 ñëpp ñu parti bi expel ko because liñ bugga ñooñu ñu ne ñoom they are elected by the people te they would do ñi nga xam ne dafa benefit the people ñooñu amuñ idea boo xam ne UDP leadership bi idea biñ am mooy ñoom de either bi they nekk in power or Gambia du dem si kanam. Thank you very much sa 4 minutes si jot na uncle mi ne lawyer Darboe dafa fail Gambian si as foreign affairs no xaaral ma ñëw baax na mi ne dafa fail Gambian si as foreign affairs minister mu fail Gambian si as vice president UDP ñu nekkoon si nguur gi dañ doon block government projects
these are serious issues. waaw waaye pa xam nga li daw yaram si mbir bi mooy ne man de wax dëggaa neex yàlla loo ma tegal ma jël yàlla bàyyi loolu su fekkente ne Seexu Mbaalu dina toog fii di wax nag xalaat ne yoomal xiyaam li moo wax ni dinañ ko yàlla dinañ ko àtte man de ñaanuma yàlla pour tuumal kenn dara waaye léeg-léeg de xam naa ko biñ defee Ousseynou Dabo external affairs minister within a short period lëkkale na Gambie ak addina bi yëpp loolu ku nekk teg na si bët ku iñaanut ku ne teg na si bët within a short period def na fi donor conference ñu am 1.7 billion pledges ba his excellency taxaw ne mu ngi gërëm finance minister mu ngi gërëm his external affairs minister def ko wax ni ñëpp di ko dégga Ousseynou Dabo ak Amadou Sane te suñ toogee ne ñooñu dañ ñoon undermine his government dinaa bettu trop ba pare Amadou Sane c'est-à-dire police report bi mu defar rek ne ñaata million la Gambia mun a siif recently seen ibin nakalaati seen ministre bi si boppam permanent secretary bi sax bu ngay jooy ñaata million la ñoo use pour maintenance véhicule government véhicule si kan ñu imagine ñooñu liggéey bi ñu def jëlee ko si seen xol pour liggéey pour Gambia dem kanam ñoom ñu ñoo posé leen rôle yëpp amul dara luñ leen fay daan day ñoo undermine government na bàyyi xel si li ma wax yàllaa xam ba pare li wax ni xam nga tontu na boppam UDP am fanweeri MP ak benn out of fanweeri MP ak benn enveloppe moo leen yóbbu 10,000 ndaw si soo da nga bu wax ne 31 yooyu yëpp aide yi ñoo si baax ñeneen ñi si def see 20 aide yëpp ñu bon lañ ñoo tax ñu des UDP loolu xel mun na koo nangu ok loolu xel mun na koo nangu nañ wax dëgg te yàlla tax man na parloo du ma jaral di bàkka Ousseynou di wax si moom lu amul waaye parloo du ma jaral may wax ci leen lu mu amul ba pare seconde li mu wax mooy ne bi jarul fax may egga foofu waaye Ousseynou bi mu eggee bi ñu ko jëlee vice président luñ ko dàqee Amadou Sane luñ dàqee Lamine Diba because of waruloo dàqa Yacoumba Jeete man président bi ma ko wax de kenn waxut ma ko ne looloo tax mu dàqa Ousseynou na wax Ousseynou lu mu yàqa lu tax ñu dàqa ko lu mu def lu tax ñu dàqa ko lii rek la ma wax Yacoumba tax mu dàqa ko Yacoumba dem na koo win na bon lan lañ dàqee Ousseynou Amadou luñ ko dàqee Lamine Diba luñ ko dàqee déedéet pas ñun duñ ñaawal dara. ok honorable Seexu Mbaalu nga ne lawyer Dabo dafa fail as foreign affairs minister dafa fail as vice president gars yi dañ doon undermine nguur gi lan moo tax nga wax loolu and again Uncle Falang Sonko nee na ci diggante bu gàtta rek ki nga xam ne kooku moom mooy lawyer Ousseynou Dabo get na the international community pour ñu embrace Gambia again. I mean number one fail na Gambian si bi mu nekkee foreign affairs dañ expectoon as koo xam ne yow as a messenger yaa ngi mu ngi jël crédit gis nga UDP lu tax ma wax la they are not good in governance seetal ñoo bàkkuwee ne foreign minister bi moo indi lii den fàtte ne he is appointed any minister you are appointed by the president yow nekkuloo ne yow lañ elect Ousseynou Dabo has been contesting election for 4 consecutive times each time he failed woefully in the Gambia fii Gambians dañ ko daan reject kiñ elect mooy président Adama Barrow project yu ñëw fii te yëpp from China president because of président Adama Barrow image Gambie ne mi mun a taxaw ba mu wiin mu génnee lu fi nekkoon loolu moo tax loolu ñëw du doot Ousseynou Dabo si Ousseynou Dabo amoon bayre boobu soo amoon doole boobu ni kon def nañ ko président before musuñ ko def even sefo in Gambia so da nga bëggoon ne Ousseynou even Bansang fi mu jógee musuñ ko elect foofu alkaalo even committee pour mu nekk ay chairman of BDC Ousseynou musuñ ko elect in Bansang kooku naka la moo claimé ne moom am na power moo indi lii xam nga loolu nit koo xam ne foog nga ne nit ñi ñu ngeen nelew mooy xalaatee noonu this are project because of the elected president so naka ne kii is capable so Ousseynou Dabo in fact li mu def mooy suñ doom yoo xam ne he failed pour mu secure pour suñ doom yu nekk indi diaspora buñ leen deport moom as messenger of the president he failed on that side in fact people are alleging he went into agreement nañu delluwaat Gambian si doomi Gambian si fii nii seetal léegi we have blocked it our foreign minister Tangara has blocked it in the international community suñ Gambian si deportation bi has to stop as a messenger to the president su la waxee dara loolu nga war a def doo xam ne loolu mooy to the interest of the Gambia waaye Ousseynou Dabo was not doing that he wanted to loolu happen ñu anger the populace ba pare pour ñu mun a reject président Adama Barrow pour moom xëy na mu am opportunity
project yi nii soo gisee muy claim ne moom moo even mu ngi claim ne amin ne moom moo indi projet bridge yi nii moom moo indi lifin yi nii ñoom ñoo gis dem président Adama Barrow is the president moo dem China kan nga musa dégg a foreign minister or an interior minister ngay dem sa beneen dëkk yow yooniwul la président bi alaawul la président bu permitul la even before nga travel yow président moo la alaaw ñun xamuñ ne naka la UDP is not good in governance waa ñu ne loola Darboe def foofu xam-xamam ak man-manam ak tactique am xam nga mun neen laa yónni nga dem def foofu sa man-man sa xam-xam ak sa tactique naka loola Darboe su fekkoon mun am na mun bon boobu 20 years mu fi xamen pandel lan la def UDP musula li ma du tontu li nga wax non ma baay ma daan parce ni moo wax ni even these boreholes man he cannot tell us ne UDP party media boo xam ne cover nañ ko ñun gis nañ fi ñoom Halifa Sallah school siñ sampa time bi ma nekkee school sax fii Talinding fii loolu is a record they can vote on that education understand civic education ak yeneen school soo xam ne def nañ ñaa koy ak yeneen Mama Kandeh man koo agent GDC waaye we can point ne opposition la waaye boo xool nangam gaadi nangam def na ko waaye UDP they cannot tell us even benn 10 sampane ko xanaa taxaw di saaga secteur supporter si taxaw di saaga yeneen opposition party yi nga xam ne dañ war a jàppoon family sax sa time jot na oncle lawyer Ousainou Darboe nag du mooy seen candidate waaw su soobee yàlla ok good ñu ne dañ ko yónni rek 22 years mu ngi fi di struggle musta dem China ne leen isil leen ma yoon isil leen ma borehole isil leen ma pompe waaye président Barrow jël na ko def ko place even though jamono jooju sax am na ñu doon wax ne président Barrow war te def loolu bu naka la Ousainou di jël si jël bi rek nga jox ko place so loolu yëpp xew na fi dégg nañ ko so ñu ne ndax nekkut ne liggéey président Barrow moo tax projet si ñëw nekkut yóoni Ousainou Darboe demal waaye président Barrow bi ko yóoni ku ko jox yoon mu dem moo tax mbir mi ñëw waaw pa bi ñu génnee Ousainou teg fa ñeneen ñooñu lan lañ def loolu lan la ñooñu indi du ngeen bàyyi xel ñooñu tamit bi ñu fa génnee Ousainou ñu replace Ousainou ñooñu lan lañ indi benn xam nga ne loolu wax bu yàqu la His Excellency Adama Barrow soo gisee mu nekk président liggéeyu Ousainou Darboe la ak liggéeyu UDP te moom xam na si dara lu tax Adama bi boo dem campagne mu ne Ousainou mooy baayam si politique pour Ousainou rek la use throughout the country pour nit ñi vote ko into the office lu tax Adama nekk président Ousainou génn na si kan la liggéey loolu waaye pas loolu wax bu yàqu la waaye nag décembre dina leer loolu wax bu yàqu la pas ongul ñu ne soo waxee loolu mbaa coalition bi duñ la laajte ne yow taxawal yaa ngi woon sa kaso ya because yow xamuloo lu xew te boo nekkoon sa kaso ya xamuloo lu doon dox fii dama liggéey liggéey bee feeñ waaw soo ne suñ ne dama demoon si kaso bi Adama bi moo ut président because coalition bi waaye coalition bi ñaata memba lañ taxawal waxuma waxi coalition de man waxi UDP lay wax waaye waxi UDP xam nga waxi UDP lay wax waxuma fi waxi coalition nga ne UDP ñoo tax président Barrow fal of course yes te loolu kenn mënu ko wéy léegi lu ma la bëgg a laajte mooy waaw ana coalition bi xam nga ne coalition bi dañ am seen mbër any candidate boo gis dañu am seen mbër te xam nga ne su doon ne politique rek la ak ràññee rek xam nga ne mbër yooyu gën a ràññee suñu mbër mi waaye nag UDP moo tax mu falu loolu kenn mënu koo wéedi kuy wax dëgg ku nekk fa diggante yàlla kenn mënu koo wéedi te lu tax bi mu formé coalition bi ñu ngi tëj Darboe lu tax waxu leen Gambien yi ne sànni leen ma carte bi ko sof maa ngi ànd ak Halifa Sallah lu tax waxut Gambien yi ne sànni leen ma carte bi ko sof maa ngi ànd ak OJ Jallow lu tax waxut Gambien yi ne sànni leen ma carte bi ko sof maa ngi ànd ak docteur Aïssatou Touré waaye kiñ tëj ci kaso bi ci tëddee ci kaso bi moom la jaay Gambien yi mooy suma baay mooy suma tànka moom lay waxee sànni leen ma carte ngir moom Gambien yi sànni ko carte ngir moom te ñuy toog fi naan kooku def ko jàmpa xam nañ la nay jàmpa ñoom xam nañ di woot jàmpa xam nañ la nay jàmpa te moom moo di Gambien yi ne leen ñetti at laa fay def ñu laaj ko mu ne moom dafa doylu businessman la ñetti at la fay def te liñ ko indi mooy ne transitional period président dafa ñëw set up transitional period président bi defar institution yi defar réew mi after 3 years du bokkaati dafa conduct free and fair election mu or Gambia or yàlla
or yonent bi or di or nation ñi ànd ak moom pour place ànd ak moom ñu orale Gambie nii waaye dinañ fi fekk Gambie nii dixième masuré li si kanam rawi li bët dixième ma yëpp dina leer oncle ma leen la benn question waaw ndax ma bàyyi oncle saa ñëwal oncle waaw mbiri or bi ñu ne waaw loolu daaw moo fi waxoon ne 3 years ku ko wax il faut mu ànd ak yow si ku ko forcé waaw nañ ko wax mu leer de def le kenn mënu ndax mun nañ koo forcé il faut mu ànd ak yow il faut mu ànd ak yow si lifin bi waaye li mu wax boo taxaw ndax mun nañ koo forcé xam nga li mu wax dafa leer waay kenn mënu koo forcé ku ko bëgg a forcé dinaa la yóbbu koot waaye Dabo ndax nit mun na koo forcé waaye Dabo gis nañ ko 3 years jot na bi yóbbu gars yi koot waaw loolu dama laaj ko laaj Dabo xam nga man waxuma ko Dabo ko dama laaj ko Dabo jërëjëf oncle very interesting discussion pour oncle Fala ñëw mu am di believe ne UDP moo tax change bi am ñoo change government bu fi nekkoon foog naa loolu dañu UDP dañu war a génnee loolu si seen xel yi because number one 26 September 1996 Ousainou Darboe was a candidate. He failed to bring a change. 2001 Ousainou Darboe was a candidate for a UDP. He failed to bring a change. Fatibi was here, alive. 2006 UDP was alive in this country. They failed to bring a change. 2011 UDP was here, kicking, alive, because of Ousainou Darboe was the obstacle for change. Ousainou Darboe more than bind coalition. I was the chairman. Uncle, would you agree ne balama? He was more on bind coalition. Loolu la fi wax léegi nii. Moom moo doon bañ. Loolu dafa wax lu ko neex rek. waaye man as far as I know amul benn coalition bu fi xew te yëguma ko. yëpp suma kanam la xew. te li xew xam naa ko te li yëg xam naa ko. loolu du ma ko wax moom. ok ma continue. naat biñ ko def fekk anamu moom. jërëjëf. Thank you very much. jërëjëf waaye nga si point bi waaw ok ekatil. man koy yooni ci Ousainou Darboe ak leadership bi soo buggee nga indiwaat ñu fi next week dinaa la indi file si loolu moo tax man la sudura defar man Sewu Mballo man dama believe in oath of office gis nga man su ma nekkee ci political party au government sécurité liggéey bu bari loo xam ne xam na fa su ma diggante ay yàlla laay def du ma léegi bi I don't want to expose that moom xëy na xamul ko nga dem laaj Ousainou Darboe mu ne ko naat lan la Sewu Mballo def dina la wàññi we were corresponding with Sewu Mballo ko moo nekkoon chairman of the Restoration for Democracy in New York container T-shirt lañ yooni fii nan laaj OJ Jallow ak ñoom Halifa maa ngi am document waaye loolu jarul lu xaalis biñ yooni ak ak di record so li ma laa wax ni loolu sax Ousainou kan moo resign ci coalition boobu mooy Ousainou Darboe nobody but Ousainou Darboe moo bañ coalition bi mu génna coalition bi fail naat 2006 ni kon that was an opportunity pour ñu am a democratic change mel ni 2016 waaye Ousainou moo ko yaakaar gis nga bii nii it's not UDP moo tax change bi am it's because of people yi nga xam ne nangu neen Halifa Sallah ñoom ñëpp bokk nañ ci OJ bokk na ci Amat Bah bokk na ci ñeneen ak ñeneen bokk nañ ci ñu ne léegi Gambian ci yëpp d'accord ne ñoo xam ne mënuñ ko def for 20 years Ousainou Darboe is incarcerated moom du mun a bañ pour UDP bokk ci loolu moo tax change bi am so pour mu taxaw fii anybody mu taxaw indi Gambia nga fekk nit ñi ne UDP moo indi change bi you are fooling yourself su Gambian ci bañoon su fekkee no this coalition member suñ bañoon ni kon change UDP dina taxaw fi dew dinañ daanu again man maa la wax loolu thank you very much because man yo def naa suma xaalis throughout ci UDP di coordinate maa ngi am written maa ngi am books ak members why we couldn't do it mënuñoo indi change Yaya Jammeh because of Ousainou Darboe te man maa la wax ne tamit gis nga ni ñoo anticiper nii Ousainou Darboe si lifin bi this lifin election bi ñoo wax ni UDP is going to fail woefully because number one Ousainou Darboe would not accept anybody mu lead ko ci coalition these smaller parties. Okay, thank you very much. Because we were again na leer. Why not? Of course, because today it's a public holiday. Then change the rules a little bit. Then it be line for 30 minutes or so. Yeah. But anyway, line to anybody could call what we want more.
Uncle Falang Sonko mu ngi fi Sehu Mbala mu ngi fi laajteel gars yi one question each that's loolu lañ bugga we are giving the floor to the people ñu ak 1 minute nga am pour laajte sa question 1 minute nga am pour laajte sa question 1 minute nga am pour laajte sa question so ñu understand ko noonu 1 minute nga am pour laajte sa question already people are even calling sorry about that nit ñaa ngee door di call already waaye ku nekk ñu ngi laa bàyyiloo xel ne 1 minute nga am pour laajte sa question di nga laajte honorable Sehu Mbalo ak Uncle Falang Sonko finally rek ñu laajte leen this final question ku nekk jël 3 minutes answer ko ndax ñu ne election bi c'est 2 horse race UDP NPP election bi election bi ñoo dem election bi ñoo dem nii Gambien si ni ñu ko gisee mooy UDP ak NPP okay that's the bottom line so yow parti boo xam ne tey is very powerful in this country mooy APRC join na hands is not putting up a candidate su boobu put on a candidate ni kon dañoo wax ne is a three man race waaye fi mu nekk nii parti boo xam ne because UDP di ñu ngi claim ne ñoom they can make a change they can change a government okay ñoom la ak NPP yi nga xam ne Gambian si am nañ yaakaar si président Adama Barrow gis nañ li moo def parti su bari fi mu nekk nii 5 parties ñëw nañ pour base président Adama Barrow and they are very credible parties yoo xam ne and they are respectable parties in this country so yow da nga ko gisee ne 2 horse race la waaw so GDC doy ak gang yi ñoom bokkuñ ci GDC naka la PDOIS ak yeneen parties yi they are parties waaye li ma laa wax nii I mean in the strongest competition boo xam ne strongest competition bi tey mooy ñaari parties yi they are important I'm not saying ne they are not I mean nekkul ne they are not political parties they are very powerful they are very strong waaye the strongest parties yi nga xam ne tey Gambian si li ñoo seet difin bi mooy these 2 parties thank you uncle maanaam 2 horse race nga ko gisee yéen ñaar yeneen ñi topp seen gannaaw ndax yow da nga foog ne ñëpp am nañ equal chance pas élection bi loo xalaat rek mu ngi si biir ku foog ne da nga am xaalis man maay incumbent si def naa génne si élection da ngay nax sa boppa gis nga réew mi dafa toll foo xam ne ku liggéeyut ku ñaxut doo njëriñu and that's the reality ku ñaxut doo njëriñu waaye moom si boppam dafa wax fii ne ko keroog bi mu koolee mu ne UDP dañ contrôle media waaye déedéet bon xamul politique UDP ground bi lañ contrôle soo contrôle ground doo mun a contrôle media is not possible UDP waa gis nga élection bii lu waay xalaat mu ngi si biir te lu waay di jaay dina lamba Gambien yi eew nañ Gambien yi xam nañ lu ñoo def Gambien yi xam nañ fu ñoo teg seen tànka soo fi toogee foog ne yow yaay big party yow yaay incumbent da ngay nax sa bopp wax naa la ne élection bi ku xeexut ku bërewut ku liggéeyut doo laal dara te géew bi dafa ubbeeku géew bi yaatu na te suma jarbaata ngee ñëw ñu ne State House soo déggee wiiw Mama Kandeh la ñu ne soo déggee wiiw Darboe la Bank ci ne soo déggee wiiw moom la Bathily ne soo déggee wiiw moom la MPP ñu ne soo déggee wiiw Adama Barrow la dina interesting dina neex li maa ñaan Gambien yépp nañ ñaanalante wér-gu-yaram ak fan bu gudda ñu def ko si teey ak dal ak yar ak teggin waaye nag am naa mbetteel trop muy wax ak man di use bad language loolu moom apprécié tuma ko dara waaw at least xam nga ñun suñ ko commencé wut dina filter down ci xale ñu ni neen suñoo toog fii di waxante bad language dina filter down ci xale te loolu laa bëgg si suñ politique fekkee ne use naa any word on notice I mean inappropriate I apologize. waaw accept naa loolu waaye waaw accept naa loolu waaye bu ñu ko dee waxante waaw bu leen ko rafetal rek bu ñu ko dee waxante 7917224 ñu dem ci téléphone line ci 1 minute la ku nekk am pour laajte li nga xam ne loolu moom mooy sa question ñu ngi la ñoo bàyyiloo xel ne ñu ngi trop mbir mi tuddi floor ku nekk am na pour laajte benn question nga am pour laajte benn question in 1 minute. And again, yéen ñi nga xam ne yéen a ma send ay text messages I'm sorry duma ko def and I will not read it ku bugg a wax koolal nga déggal sa boppa ne yow la nga laajte question because xam nga rek réew mi dafa am fi mu toll te fi mu toll il faut nga understand ko so kon ñu doon jël call ci allo. salaamaaleykum. yes hello. jërëjëf na nga def. ma ne bro. do you have your question to ask please. yes of course. ñu ngi laa déglu waaw laajte sa question.
what I'm trying to ask them is, does it even cross their minds that ñoom ñaari parti yu fa toog ñëw yëpp ne Joy can be the next government? Does it cross their minds? Does it cross their mind that Joy can be the next government? Of course, both of them. Okay, baax na. ñu ne ñaari question la pour yéen ñaar ñu ne yéen a ngi xalaat ne Joy mun nañoo nekk di next government. xam nga man moom seetal naa ko ne élection bi lu nekkam si biir. ok foog naa ne seetal naa ko. waaw lu nekkam si biir. jéew bi nag ut la. ñëpp a ngi ut. waaye nañ ko def si yar ak teggin ak dal. definitely am naa disappointment trop politicien kuy liggéey réew foog ñu saaga la foog ñu xas la te li si gën a métti ñu doonu dara ñoo laa saaga ñoo xam ne mun nga leen naa def lu nekk ñoo laa saaga addinaa mel noonu. soo bëggee tabax réew foog nga muñ. yow nag cross na sa line ne Joy mun nañoo nekk government. In a democratic setup, anything is possible. In a democratic setup, loolu moo tax democracy is the best way of governing. So li moo wax ni even parti boo xam ne 2 years ago leen ko sampa leen ko register is possible mun na nekk in power waaye li ma ko wax nii this election is for NPP. ok loolu mun naa ko. ñu seeraat keneen allo. waaw ma ne na wax ci loi bu seer bi loolu laa koy laajte lu mu ci wax leeru di ay Amérique ay européen ñu ne ñun Gambie lañu wax na leeral ko mu leer ak dunda bu seer bi. dunda bu seer bi ok. waaw nga leeral dunda bu seer bi. oncle Fala dafa trigger dunda bu seer bi léegi gars yi ne nga leeral dunda bu seer bi. dunda bu seer bi ñu ngi taay ñu ngi def sun des kattan pour ñu make sure ñu adresse ko di Minister of Trade recently yéen gis ngeen prices yoo xam ne def na ko we are trying is affected we are affected by the world market. again ma waxaat ko nekkul ne fii la this rice is imported. loolu moo tax ma emphasize ne Gambia is not an island. duñ mën a wax Gambia te waxuñ yeneen Sénégal waxuñ yeneen dëkk yi ak àdduna bi because we are dealing with them we are interconnected. dunda bi health bi everything security we are connected with all those people. so loolu moo tax dunda bi cher te we are doing our best. pour ñu make sure ne ñu address dunda bi. waaw loolu laa am pour wax. thank you very much ñu jëlaat beneen caller allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. donc Pandori na ngeen def. jaama rek kan laa koy koolee. man maa ngi tudd Alaaji maa ngi koolee Abuko. ok ñu ngi laa déglu. ok seen liggéey bi neex na trop. maa ngi leen di sant di leen gërëm. waaye Pandori man lu ma am pour laaj ñaar yi. waaw. mooy ne Pandori muy saaga bi. Pandori muy nagaay ñu waa seen politique seen parti leader yi ne. ñun soxluñ saaga si dëkk bi. saaga di defar dara saaga yaa rek la moo def. Pandori nagaay waxal nit yi dëgg nagaay bàyyi saaga bi saaga bi amul benn njëriñ Pandori. saaga bi moo ñu delloo gannaaw nagaay bàyyi xasante bii. nagaay bàyyi ñiiroo bi nagaay bàyyi di lekkante suñu amee ràlli nagaay bàyyi di lekkante di saagante Pandori jamono bi dafa passé loolu. Pandori gis nga lu ma laa waal ku la doon kool di wax nonsense bi Pandori bul ko tal façon nit yi amul njëriñ ci société bi sax. bul leen tal yoo def rek continuer di def loolu. baax na jërëjëf thank you very much brother. ok ñu jëlaat keneen allo. jërëjëf kan laa koy. salaamaaleykum ma ne. may teacher bul faale gars yi teacher bul faale gars yi dégg nga ma ne. ok fine. waaw gars yi GDC moom élection bi GDC moo ko moom. ok waa gars yi dem taake ba jërëjëf. ok yow teacher nga bul dee wax. non bro thank you suma student bi allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam kan laa koy koolee. maa ngi koolee El Hadj ñu ngi laa déglu. yaa maa ngi nuyu Oncle Fala. waaye dama ko ne fu mu lifin la man Oncle Fala dama ko dee follow trop waaye maa ngi dégg mu ne ñu ne UDP ñoo élect Barrow dafa fàtte coalition bi kana foofu rek laa xaw a lifin si moom dama ko dee support bu baax sax. ok ñu ne Oncle ñu ne da nga fàtte coalition. nuyul ma ko bu baax a baax. déedéet fàttewuma coalition bi de waaye moom li mu mënta understand mooy ne li maa wax ne UDP candidate Barrow la te ay nit a doon xaccoo to den UDP win den kana indi Barrow. foofu lay waxee kana indi Barrow du UDP. ndax Barrow rek a doon ut. foofu lay waxee ba pare inside UDP ñetti nit ñoo apply woon. amoon ñette ñooñu ñu ne Barrow is the most senior executive member. te ñoo ko ñeneen ko gën a yàgga UDP de waaye jël nañ ko moom tànn nañ ko wërsëgam na ñëpp a si d'accord waaye ne UDP candidate la tey la ñoo bañ UDP waaye démba am na lu leen UDP defal ñoom ñëpp. foofu lay waxee. jërëjëf
ñu seet kay allo. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. dama bugg a laaj Seeku Mballo. He accused Dabo of signing the deportation of Gambian people in the diaspora. Okay. That Bamko signed was Barrow aware of that signature. That's my question to him. Because signature will be still active while they pause deportations because we have elections in the Gambia. But that is for Seeku Mballo. Let's Palang Sonko. Is it true that if you do that, 3 years judna, dinala yobu court for 5 years? The Malaki question because I'm an active member of the 3 years family. Okay. Wow. So the Mako like one just for the records. Okay. Okay. Could you start it? From now, wow. You're going to mention. My mention on the deportation first. Wow. Deportation be so suitable statement be. They might make reference money. It is alleged that because Usainu Dabo, as the forest minister, I'm going to get claim the Louis sign, link the project in the Momo for them. Kon su fekkee ne loolu la loolu moo tax tamit that allegation dem ci Ousseynou Dabo ne moom moo def that député bu affaire bi tàngee suñu diggante ak European Union dem seen di foreign minister pour mu dem discourse ak ñoom su fekkee ne loolu feel na ñu ngi diport suñu doom yi allegation bi dafa dem ci moom moo tax mu dem ci Ousseynou Dabo ne he failed to do the job to stop the deportation léegi gis nga at this moment minister Tangara dem na def na a job because moom leen yooni nekkul ne this type of things waxuma la projects yu mel ni 70 million projects yi boo xam ne président Adama Barrow ci boppam moo dem ba China mu sign ko pour ñu indil ko dëkka waaye small things su xewee diggante dëkka ak dëkka misunderstanding mel ni Sénégal mel ni Guinée Mali America European Union foreign minister bi so the failed allegation bi is on his head. Okay. He is alleged. It's on his head. Yeah. Uncle. waaw paa ji dégg nga lu mu wax de. waaw xam nga li daw yaram si ñi li ñoo wax nii. tey diggante Dabo ak Ousseynou su fekkoonte ne allegation la ma wax de waaye ñoom ñoo amee office bi te file yaa ngi fa duñ ko génnee àddina bi gis ko xam ne moo ko saay. voilà jëlaat point de. ok xaaral ma ñëw ko yes ok ñëw na dinaa ko woon su buggee dinaa ko woon foo xam ne Ousseynou Dabo mu ngi taxaw di sign ak European Union bi ci ngeen. waaye nañ ko génnee àddina bi gis ko fi mu nekk nii laam-laame mënu fee am nañ ko génnee àddina bi gis ko. There are so many loolu in social media houses yoo xam ne génne nañ Ousseynou Dabo. waa xam nga ne loolu fii nëbbu mënu fee xew. nëbbu mënu fee xew nañ ko génnee àddina bi gis ko. déedéet waaye doone xam na man li ba si suma dunda waxal nit mii man nit man suma digganteeg yàlla moo ma gënal suma digganteeg ku nekk man du ma defend Ousseynou du ma promote keneen su dee Ousseynou sañ na loo xam ne mu ngeen lor askan bi génnee leen ko ngeen won ko askan bi ne leen mu ngi ni moo ko sañ Ousseynou lu mu sañ Ousseynou génne na office léegi ñoom luñ see dobba ak lañ see ragal pour génne ko génnee leen ko askan bi gis ko fi mu nekk nii nëbbu def mun a am su document boobu nekkee foofu kay nañ ko génnee ne Ousseynou mu ngi ni Ousseynou ko saay ndax loolu mënut a am paa. Okay, so question bu la waaji laajte about this 3 years bi Dabo ak code bi. waaw xam nga man lii suma problème mooy. nañ laaj Falang lu mu wax. waaye li Ousseynou wax. waaye dem leen laaj ko Ousseynou. ok waaw. thank you very much ñu jëlaat keneen fii ci biir kër gi allo. naam. maa ngi laa nuyu bu baax a baax. jërëjëf ñu ngi laa fay kan la. man la Miki. ok ñu ngi laa déglu. Miki. waaw man correction boobu wax. dafa jëm ci parité. office am gis ngeen la daaw mu clean ne moom moo indi problème ci wax yaa bi ak tali. te moom baro moo ko appointé dans foreign minister. te fii moom gars yi ñuy dinaay ne nekkul ne Adama la daaw moo sign agreement bi because president bi was aware of it. léegi naka la mën a demee lu la bëgg mu am solo ma boo paree nag gars yi ñu police yaa ñëw bëgg a doon claim ne ñoom dañ leen brutalize victimize leen lu gars yi di diñu seen su nekkoon Adama Barrow comme yaa ngi la dañu diñu seen foofu loolu itam dañ leen victimize twice loolu ne ñoom bi political bi completely more aggressive. ok mu ne ñu yéen a ngi wax ne Lawyer Darboe moo indi project si
time mu nekkee foreign affairs minister dañoo time mu nekkee foreign affairs minister si leen sign this agreement to deport boys yi dañu ne ban mooy ban. waaw xam nga wax bi. suñ buggee mu leer dina leer. ndax man dama si am lu ma leer. projet bii ni mu ñëwee nii. dama si xam dara am naa si lu leer te daa wax na ko te document yaa ngi fa. xam nga lii naxante mënu fee am. document yaa ngi fa nañ génnee document suñ buggee lu leer si askan bi. ku saay dinañ xam ku saay dinañ xam document yaa ngi fa dañ ba bëgg a wax ne document nekku fa. loolu lañ ma bëgg a wax. ok ñu jël caller bi honorable parce que yàgg na si line bi allo caller. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam kan laa fooy caller. programme bi diyaare Mbacke la. naam. wala ñu ngi diyaare aha mu ne mi la question di. Okay, let's start Kumbalo in Kal because Ako Dabo Granada, Dabo Mountain. So why Barrow is praising him for his wonderful job he has done for the country. So why Barrow is praising him? Yeah, Ramanduku plus Amasani. So not having Garo Kutsuro, the Manana Barrow Presila Kafa at the woman Duku, Samana Barrow Presila Kafa Duku after brother and Belgium. Okay. What? Do you have another question for Uncle Falan Sonko? No. Kumbalo. Okay, thank you very much. Okay, from now we proceed in that. No problem. Wow. I mean, Panderi. Yeah. Niaje mko, niaje ngawoko, niaje baroya ajay, tentu ajay. That is very normal in governance. Governance, a civilized leader, me yaron ko ala kungo fata. Hani be mo bayna, iba la ko thank you for your job. Thank you for the good job. Thank you very much. Bari nyeri libre. Yeta. But you know, for that's not a good job because really, why you relieve that party? Imagula, I don't go continue. War is just a formality. Anyanta will understand. Niaje baroko, usenu dabo. Thank you very much. Doko bedemaki. But ya abondi. Doko mambang. The vice president position is still there. Abe os existent. Aman doko bedemaki. Ni atenu ababula nanunge. Mo dol meri alon ko e doko bedemaki. Halika bi be masakunda. Imam mistake ibe macha kunda so wole atina abjay okay abaraka allo assalamu alaykum waaleykum salaam jërëjëf nagam fine kan la man dara ma am question pour Falaye Sonko okay lu ñuy wax ci UDP boobu li nga xam ne moom lañ fi gas wane wuñ ko so ma ko laajte because politique bi kenn ku si nekk li nga dee liggéey loolu nga dee wone pour jaay sa boppa so lu toll nit ay boobool nga koy jox ay community lan moo tax de nga koy def te doo ko wone okay secondly suma question dem si Seeku Mbaalo yëpp députation bi ñuy wax ñun ñëpp dégg nañ ko waaye man question bu ma ko laajte mooy about yëppi binda bi mu wax ne moom la fi président bi dimbale askan bi pour élever seen pauvreté ci time COVID-19 bi dama ko laajte Saaku Maalo Saaku Maalo si family full family bi nga xam ne ay 13 people la wala $3,000 loolu naka la moo élever te pauvreté ok baax na thank you question boo laajte oncle mooy oncle dégg nga question mu ne boo xool ci affaire waaw mu ne loo xam ne mu ne waaw mu ne yéen seen boo xool kenn gisu ko waaw nañ dem ñoomi laaj waa ñoomi waaw fi ñu ngasal boo xool suñ demee laaj ñooñu ñoo leen nekk ina benn position pour tontu waaw dëkk Seeku Mbaalo Seeku Mbaalo mos naa wax ne Daabo defu fi dara non kële dakalaati Sidi Ndiaye waa dëkk bi taxaw ne ko ndox bi nga naan sax UDP ñoo ko fi samba ñoo fi def boo xool soo xam nga loolu doy na serde si waa dëkk bi serdeel ñu loolu soo loolu doy na yes Seeku Mbaalo yow tamit ok moom war na fi ko waaju mi ne tam half Saaku Maalo ok war na ci affaire dund bi mu dundal fukki nit ak ñaar man ko yëgal ne nekkul ne loolu dafa ñëwoon pour mu continuer government bi it was just a support assistant boo xam ne ñëw na at that crucial time because time Covid bi ñëpp xam ne ne even pour tukki dem ci dëkka to dëkka oo tukki dem uti dara oo deena liggéey ñëpp jafe woon na loolu moo tax te nga toog sa néeg doo mun a dawal sa taxi nit ñu bari duñ mun a dugga sa taxi du mun a dem ubbi sa bitig bi nit ñu dugga foofu loolu moo tax at that time at least
ni munta mel élevé dimbale na tuuti it was just for an assistance temporary nekkul ne continuer mel ni a welfare system boo am ne continuously ñëwutoon pour a welfare system mel ni yeneen dëkk yi powerful dëkk yi nga mel ni nga yow ñu jox la nekk ñu government di la fayal au CDB di la fayal ba pare tamit di la indi lekk jox la amin voucher pour ngay dem am food déedéet that's a welfare system ma clair loolu. Thank you very much, guys. Sant nañ leen gërëm nañ leen. The beauty of democracy mooy lii, to be really honest, democracy lu baax la. Democracy is very good and it's very healthy and nii moo tax réew mun a dem kanam. Sometimes things will get heat up. Temperatures will go above 100 degrees Celsius. But again, lii mooy democracy. Sehu Mballo ak Uncle Falang Sonko ay democrats ngeen, and I would admit that everywhere I go to. Yéen ñaar nekk ngeen ay nit yi nga xam ne anytime rek nit fu mu leen soxlee pour waxtaan about issues, you are more than the word willing. Da ngeen dee jël seen effort, jël seen time, jël seen resources pour ñëw foofu. So Uncle Falang ak ki nga xam ne mooy honorable Sehu Mballo, thank you very much. Appreciate nañ seen time ak seen effort bi nga xam ne moom ngeen jël rek jox ñu. Hopefully nañ gisee on the 5th of December. Boobu noonu fekka dos bi settle a little bit. waaye mbaa dina nangoo ñëw yi nañ make appointment bi fii keroog du ñëw de dina daw de Sehu ñu sign ko ndóog nañ ko sign waaw baax na waaw dina fi nekk di fi nekk incha allah suñu yàlla mayee tal ak fekke wér gu yaram ak kattan te doo daw dinañ ñëw fii ma wax leen ni moom si boppam ma ne ko oncle congratulations suñu président bi loolu dina ñëw yal nañu yàlla may tal ak fekke waaye paa leen na rek laa bëgg a wax waaw xamoo waxoon naa ko si beginning dafa daw yaram trop ñu nekk si programme suñ moromi doom di call di ñu advice na nañ bàyyi saaga ak xasante amin he really touched me te suma programme yëpp lii laa dee advocate te maa ngi ko yónni si suma rakka ne ñun ñoo nekkoon démba bokka ndey bokka baay deflante lu ne bon nag bu dara jar taw tax si àddina ñu waxante lu bon o ñu waxante lu ñaaw ëllëg a ngee ñëw de kenn mun koo stop te ñu ne ëllëg du añ waaye nit war na koo jekkal de oo nga bàyyi ko xel nañ bàyyi suñ xel suñ boppa démba ñun ñoo àndoon démba ñun ñoo doon supportante ñoo doon defante lu nekk bon tey luñ waral suñ utee xelaat sax waaye nañ ko rafetal thank you waaye saagante ak xasante dafa rafetul sa moromi doom sax di la advice loolu war naa nekk gàcce si ñun te maa ngi ko yóbbante si suma raka di ko yóbbante ñëpp ak affaire suñ ministre bi nañ wax ne suñ suuf si ñoo jaay doy na waaye suñ yoon yi ñu war a yokka bu ñu jaayal foofu su ëllëgee suñ ko bëggee yokka ñaata la moo kos gox bet jërëjëf Uncle Falang Sonko lii rek la ñu taay ok pa xanaa ma gërëm la again ma santale pour si opportunité bi gis nga fi mu nekk ne you people yéen yaa ngeen noo coow di démocratie yéen journaliste yi ñooñu war a dimbale pour nit ñi xam ne démocratie lii la laajte ñu discourse we agree to disagree ok loolu la laajte so man laa gërëm Uncle Falang bi ma ko waaye fi mu waxee ne bi ma ko waaye du dégga boobu apologize naa loolu. oh it's accepted dafa wax ne yéen daal da nga nekkoon ama def leen dara so ma wax ko déedéet waxuma ne def leen dara de dama ne da nga daw waaye waxuma ne def nga dara de da nga daw ma ne ko bi ma nekkee foofu léegi ma expliqué ko lan leen def xam nga ñun ñëpp suñ dawoon dara du sotti waaye ñi ragal ñi dañ leen bàyyi du daw ñu ñeme ñu toog fii xeex bandéri xam nga ñun àddina noonu la nekkoon fii ni kon dara du doo ni kon UN yi pression biñ def ak